ko doon wax une lettre fut trouvée dans les papiers du marabout Mahmadou Bamba et dans laquelle Samba Laobé s'engageait la récolte du mil terminée à mettre les guerriers à la disposition du marabout yaa ngi dégg de nee na dañoo gis ab lettre ci papier sëriñ bi ci ay këyitam lettre boo xam ne nii Samba Laobé dafa engagé wu ne bu mbay mi jeexee buñ góobee gis nga la récolte 10 000 terminée dañ ko sëñ bi pour faire campagne contre les infidèles pour xeex ak bokkaalekat yi mooy yéefar yi dégg nga si s'agit ainsi disait le Bourba bu dee comme que nii la demee c'est que les Français veulent me prendre mon royaume ndax comme que tubaab yi dañu maa bëgg a xeex nangu parce que gis nga tubaab yi li ñu ko waxee fii nee na moom impôts yi da koy xaaj te balaa dugg nit ñi dañuy sonn mu ne devant ces faits aussi graves le conseil privé a été unanime pour prononcer son internement par décision du 2 janvier 1896 nee na nag ci mbir yi yëpp ñu dajale conseil privé gars yi man lu tax ñu leen defal conseil privé nga xam ne kenn du ko fekke te conseil privé boobu bu ngeen xoolee documents yi Merlin mi nga xam ne défaillant la moo nekkoon gouverneur ak li mu mutee moom bu dee bu Sëñ Tuubaa bi moom une semaine avant le 29 août la bindoon moom ab rapport am moom teg nga xam ne conseil privé bu Sëñ Tuubaa amut PV xam nga PV dañ koy bind ci jour bi ba moom une semaine la ko bind ne nañ ko yóbbu biñ dikkee dañoo valider rek dem seen yoon Louisville nga xam ne moo nekkoon directeur des archives kayit boobu yor naa ko mais sama ordinateur bee la ne léegi kon Samba Laobé moom it day dem yoonam le 2 janvier 1896 lañ ne moom day dem Gabon kañ lay embarqué le 8 juin 1896 la Samba Laobé embarqué ñu yóbbu ko ca Congo ku ci topp boobu jeex na léegi nag après dana la indil ñi nga xam ne ndeysaan yeneen réew yi ñoom Samori ndeysaan biñ ko yóbbu ay soxnaam ak lu ne ndeysaan avant d'entrer dans les sources à proprement parler il est utile d'attirer l'attention du lecteur sur ce qui suit la tradition orale est importante dans l'histoire africaine nit ñi dañoo war a gëm seen bopp sama maam nee na ma ñun loolu lañ xamoon ñun ñi ñëpp dañ ñu doon léebal dañu nettali yi fi daan xew suñ jàmbaar yi maam yi ñu nekk ay jàmbaar waaye léegi luñ la wax nga naan comme mbaam xuux yi li ñuy wax ay yow lan nga mën a gëmee archive tubaab bu mën a fen bi nga xam ne day nëbbu te bu ngeen continuer ci livre bi ngeen xam li ma leen wax léegi bu la sama waxee nga loolu ay nettali la rek nit ñi dañoo gëmul dara tubaab yi li ñuy wax ay nettali yuñ bind dong la de archive ko bind ay numéro waaye léegi li ma sama maam nettali nag cim xoola mu ne la tradition orale est importante dans l'histoire africaine mais il faut toujours tenir compte de ce vieil adage wolof kii di nee na nag da ngay bàyyi xel li maam daan cax naan noon du seede soppe du seede te loolu sax ci diine noonu la de l'ennemi n'est pas témoin sam noonu moo tax yéen ñi dem ci wahabi yi ñu naan leen sëñ bi nee na lii ak Cheikh Tidiane nee na lii ak Baye Niass nee na da ngeen fontoo seen bopp wahabis lu mu lay wax ci sab sëriñ wahabis mbaam la di te Omar Sall ngi nii di fen chaque jour muy fen kenn du ci wax dara dégg nga oui l'ami accentue les détails wax dëgg yàlla soppe da lay bëgg ba yenn saa yi mu duufal wax ji souligne les faits peu important di moins yenn yi nga xam ne ndeysaan amut importance da koy souligner di ci bàyyi trop de détails donc il tente autant que possible d'apporter plus de vue et de couleur aux événements moom ndeysaan day bëgg mbir yi gën a jax gën a jëlaxoo gën a neex moo tax yenn saa yi day duufal affaire yi nag quant à l'ennemi bu dee noonu bi rek sa position est la négation des vérités moom day weddi les plus évidentes yi te li muy weddi mooy leer nañ nit ñi di ko gis donc il les escamote ou les vide de leur sens dëgg gi da koy jéem a làq wala mu koy yuqal di dindi contenu bi yéen a ngi dégg bàyyi leen jël bi ba ma pare son jeu est de forger des points obscurs et les
les arranger temps yi déggatuma tubaab pour les rendre consommables aux non initiés maanaam noon bi moom noonu lay def day jéem a xool ay lëndëm ay lënt gis nga des points obscurs la wax et donc de les arranger di ko arranger ba mu baax pour les rendre consommables aux non initiés surtout ñi nga xam ne xamuñ dara mooy li wahhabis yi def rek la recherche sur la vie de Serigne Touba surtout la partie concernant son exil au Gabon en Mauritanie demande des connaissances variées nee na bu leen jug rek di jëm di topp mboorum sëñ bi surtout Gabon ak Mauritanie da ngaa war a am bagage yoo ngànnaa yoo il ne suffit pas de maîtriser l'arabe ou le français nekkul rek ne da ngay dégg arabe wala nga dégg français pour le mener à bien pour maîtriser affaire bi doxal ko ci ni mu ray il faut également une maîtrise des fondements de l'histoire coloniale da ngaa war a xam lan mooy laytaay fondement maanaam mboorum colonial jamonoy tubaab yi des notions sur le décodage des chiffres parce que code yi dañ koy maanaam archive yi dañ koy coder chiffrer ko gis nga moo tax mu ne car beaucoup de documents ultra secrets sont des messages chiffrés documents yu bëri dañ ko chiffrer c'est le cas des archives du Gabon dégg nga d'Aix-en-Provence loolu benn dëkk bu nekk Marseille la il faut aussi des notions sur le fondement de l'administration coloniale pour saisir le sens des différents actes administratifs xam nga nag sëñ Abibulaay Jéy daa jàngoon nag sëñ Abibulaay Jéy dafa jàngoon waaw bu ma la wonoon préface bi ci ngay xam loolu jàng na lool te liggéey bu bëri ci France liggéey na ko ci yoonu murit am na lu ma ci jotoon a noté sax am na association yu bëri yoo xam ne nii moo ko créé bi mu nekkee foofu day jàmbaar gis nga Serigne Abibulaay Jéy moom mu ngi judd le 9 janvier 1938 à Guet Ndar Saint-Louis sëriñam moo tuddoon Cheikh Daymani Sidi Ahmed Ibnu Usmo kooku cheikh la ci yoonu murit waaye gànnaar la dëkk donc gis nga premier cheikh murit de la tribu Uldu Dayman moom foofu la bokk gis nga moom inspecteur déedéet Sambalaw Befal kooku moo def préface bi nee nga waaye day gis nga moo créé woon bii mouvement islamique des mourides d'Europe moo tuddoon MIM Cheikh Abdoulaye Dieye jàmbaar la de yoonu murid ameel nañ ko njukkal rek loolu moo mujj nekk ASM dégg nga association des étudiants sénégalais murid xawma daal jàppatuma sigle bi lu muy teg dégg nga léegi baal ma yóbbu leen ci yu neex j'ai l'honneur de vous faire léegi mu ne au début des années 30 un commis sénégalais du nom de Matabara Mbaye entrepris voilà tubaab yi mu ne l'aube de la recherche sur l'exil de Serigne Touba maanaam ñi tàmbali loobu buñ ko waxee mooy fajar ci baat bi li muy tekk ci cosaan waaye buñ bëggee wax fii l'aube de la recherche liñ ci jublu mooy ñi nga xam ne ñoo njëkk a jug di xeeñtu mboorum Serigne Touba di topp di def ay gëstu ci moom moo tax mu ne l'histoire du Cheikh Ahmadou Bamba attire de plus en plus l'attention de chercheurs de toute confession nee na histoire sëñ bi nag ma ngi tàmbali ndax téere ba ko bindee yàgg na di commencé nag ñi nga xam ne dañoo bokk ci ay mbir yu bëri ay confession yu bëri ay kuréel yu bëri ma ngi leen di commencé intéressé de nos jours les spécialistes de l'oralité et de l'écriture francophone et arabophone essaient de reprendre avec autant de fidélité l'histoire du Cheikh mu ne dégg nga de nos jours mooy ci jamono yii spécialistes yi nga xam ne dañoo xarañ ci menn mbir ci wàllu wax oralité ak di wàllu bind ci wàllu arabe ak wàllu français ñu ngi góorgóorlu di jéem a topp ak di jéem a nettali maanaam histoire sëñ bi te nam gën a dëggoo nag nga xam ne duñ ci bàyyi dara duñ ci kooj dara nul n'ignore que plusieurs missions de recherche ont été dirigées vers le Gabon de 1902 à nos jours nee na kenn umpale wut ne wax dëgg yàlla ñu bëri def nañ ay mission ngir dem gëstu ji depuis 1902 ba fi sëñ bi jógee ba léegi di topp mboorum sëñ bi bala isa buri newoon na nag fi ma jaar daa nooy nepp dem leen toppaat sama mboor du ngeen ci gis mukk li leen di gàcceel bala isa dégg nga
Nos investigations au niveau des archives de Libreville nous ont révélé que la recherche a vu le jour parmi les premiers fonctionnaires sénégalais en service au Gabon à l'époque coloniale. nee na bi ñu demee ci archives yi Libreville ca Gabon gis nañ ne premier Sénégal yi nga xam ne dañ leen yónni woon foofu ñu fay nekk en service di fa liggéey di liggéeyal nasaraan bi ñoo tàmbali woon sax di gëstu mbirum sëñ bi. presque tous n'étaient pas mourides ñu ci bëri nag presque nekkuñu woon mourides mais des musulmans disciples des autres confréries mais ay mbokk yeneen tarixa yi lañ bokkoon. Comme vous le savez, l'administration coloniale avait créé et entretenu une rivalité indigne entre les confréries. lii laa leen doon wax yi ngeen daan gis muy xew ci diggante tarixa yëpp saay-saay si la nasaraan si gis nga administration maanaam moo daan fexe ba naan tarixa bi yaa gën a baax tarixa bi ñii dañoo bon ñii dañoo nangam gis nga mu ne il leur suffisait de connaître la confrérie d'un musulman pour le soulever contre son frère gis nga buñ xamee ne yow tarixa sàngam nga bokk rek dañ lay yëkkati ci kaw beneen tarixa bi gis nga din autre confrérie bi bokk ci beneen tarixa boo nekkee tijaan ñuy lay yëkkati ci kaw murid bi ngay xeeb murid bi boo nekkee murid wala xaada tamit noonu moo tax bu njëkk yi nga daan gis nga koy gis waaye ñun mag ñi defar nañ lépp fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wala yaxida sawaw intama ilal jaylaani aw intama li ahmad tijaani bokk Sëñ Tuubaa bindee dafa yàgg masaalik booba ca Mbàkke Bawal la woon booba wooteegul yoonu murid sax dégg nga tubaab yi ay say-say lañ gis nga ni ñu doon def. Comme vous le savez, l'administration coloniale avait créé et entretenu une rivalité indigne entre les confréries. Il leur suffisait de connaître la confrérie d'un musulman pour le soulever contre son frère d'une autre confrérie. Dans les documents que nous avons présentés, leurs auteurs semblent insister sur l'appartenance du cheikh à la confrérie Khadriya ou Tidjaniya. gis nga nee na document yi nga xam ne moom présenté na ko fi nee na gaa yi ñi ko doon bind dañ doon xaw a insister di wax ne sëñ bi ci tarixa xaadir la bokk wala tarixa tijaan xam nga sëñ bi moom daawul woote woo ay affaire tarixa yi moom yoon wa jëm ci yàlla rek lay wax muridullahi nangam fa kullu wirdin moom gis nga mais nag comme que dafa jëloon wérd xaadir bi amee fukki at ak ñaar jël wérd tijaan mujj jëlaat wérd xaadir ak di saafonteeg ñoom di wax raddi xam ni sibtuhul jaylaani raddi xam ni sibtuhul tijaani yooyu yëpp ñoom duñ xam fu mu bokk Sëñ Tuubaa nga daan ñëw doo xàmmee murid doo xàmmee tijaan est-ce que xam nga ne ci yoonu murid am na ñoo xam ne nii wérd tijaan la leen sëñ bi jox ñu koy wéyal am na ci yoonu murid ñoo xam ne nii laylatul qadr ñu ngi koy bokk ak tijaan yi 29e jour la ko sëñ bi kale 29 comme 27 mooy waa kër kii waa Gédé gis nga loolu sëñ bi moom noonu la daan def dégg nga mu ne aux yeux des administrateurs coloniaux le mouride n'était qu'un vagabond qui se camouflait sous la bannière islamique déglu leen foofu nee na ci kilifa yi tubaab yi murid bi ab bandi la woon rek benn bandi boo xam ne nii day tuddoo l'islam rek yàgg nañ ñoo xas nag ñun yàgg nañ ñoo xas ay bandi lañ ñu jàpp gis nga vagabond qui se camouflait sous la bannière islamique il fallait simplement manifester un bon sentiment envers Cheikh Ahmadou Bamba nee na daal murid leen kese la yow àndal ak sëñ bi rek soppal sëñ bi bon sentiment pour être poursuivi et condamné non dama du sens bi de nee na il fallait simplement manifester un bon sentiment envers Cheikh Ahmadou Bamba pour être poursuivi et condamné sur la base de fabulation créée de toutes pièces nee na gis nga ànd ak sëñ bi rek wala nga am ay sentiment jëmale ko ci moom rek dañ la daan topp di la bundoxataal di la sosal ak di la fenal cey ndeysaan allahu akbar c'est pourquoi les premiers fonctionnaires sénégalais au Gabon tout comme les militaires gardaient leur secret ndeysaan looloo tax fonctionnaires yu njëkk yi ak militaires yi daawuñ wax ñoom fan lañ bokk parce que boo nekkee murid yow tey nga dee moom murid daa métte maa dégg ci sëñ Abdourahmane Mbacke mu daaru mooti yàlla na ko yàlla dool yi leer ak ngërëm mu ne am na ci koo xam ne nii ba mu waree aw fasam di jébbalu ji ay mbokkam dañoo sox fetal topp ko te buñ ko jàppoon dañ koy rey wallahi làmmiñam sama nopp bii loolu ay kaset la sax kaset ne dama ko gëj a gis ay radd yu mu doon radd benn téere rawaan mbay loolu moom maa ko dégg ci moom yaa ngi dig
moo tax fonctionnaires yi ak militaires yi dañ daan nëbb seen secret. Les uns pour éviter des poursuites mooy ñenn ñi ngir bañ ku leen topp di leen bundaxataan, d'autres par jalousie refusaient de rendre compte des miracles combien sublimes du Cheikh, dont témoignent encore les vieux Gallois, Baveli et Bapunu. ñii ay xeet lañ yu nekk Gabon mooy Gallois yi dégg nga daxaanee raxiimo hinda daaw mi loolu bi ma ax na xam ne tasawu mi comme ni ko Sëñ Tuubaa di waxee rek nee na looloo tax ñeneen ñi dañuy bañ ko leen topp di leen bundaxataal, ñenn ñi dañ koy nëbb ngir bañ par jalousie dañoo fiir refuser de rendre compte des miracles kéemtaan yi nga xam ne combien sublime yu doy waar yu yéeme yi nga xam ne Sëñ Tuubaa def na ko duma na tubaab yi foofa. loolu da ngeen ci xam dara xoola au début des années 30 un commis sénégalais du nom de Matabara Mbaye nee na ci ati 1930 yi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall mu ngi doog a wàcc liggéey ki ñuy wax Matabara Mbaye nga xam ne commis la woon dégg nga dafa donc entreprenait une mission de sensibilisation et de recherche sur le séjour de Cheikh Ahmadou Bamba. moom dafa tàmbali woon di gëstu di def ay sensibilisation ci dégg nga maam nekk gi sëñ bi nekkoon foofu au Gabon, comme l'atteste cette lettre. te gars yi gis nga nii tubaab yi xamoon nañ loolu ba bind ci lettre dañ ko doon yëddu ku mësaana jug naan da ngay topp trace yi sëñ bi di géem a gëstu dañ lay yëddu di la topp parce que tubaab sëñ bi da leen a duma yi mett. moo tax ngeen gis ñu yónni ay Paul Marty défin yooyu Vincent Monté ñuy sosal sëñ bi di wax ay wax loolu dina leer incha allah damay tënk rek après. Voilà, lettre du 4 janvier 1932, numéro 41C du gouvernement de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, commandeur de la Légion d'honneur, signé par Moussé Alfassa, secrétaire général chargé de l'expédition des affaires courantes et urgentes. Lettre Bangini. J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous pli copie de la lettre numéro 1237 AP2 du 7 décembre 1931 que m'a adressé le gouverneur général de l'Afrique occidentale française pour attirer mon attention sur le nommé Matabara Mbaye commis expéditionnaire du gouvernement en disponibilité qui entreprenait un voyage de propagande religieuse au Cameroun et dans les pays du groupe. nee na lettre bi li tax ma la koy bindal dégg nga maanaam gouverneur général de l'Afrique occidentale moom ko yónnee ngir bàyyi loola xel benn waaye bu ñuy wax Matabara Mbaye muy commis expéditionnaire bu gouvernement bi nga xam ne da doon entreprendre maanaam da doon teg ay voyage yoo xam ne nii day propagande ci wàllu diine ndax Matabara Mbaye moo taggoon Sëñ Tuubaa tagg yu rëy yooyu ba mu jógee palais ba ko kii wooyee palais nu mu tuddati sax xam nga Sëñ Tuubaa dugg na palais mas ngeen yëg loolu xam nga gars yi dañuy jaxase fa ko Matabara Mbaye doon wax naan ko fi nga toll làbbali saw fas ko fa masa toll jafado doy na ko liggéey te teewu koo daanu loolu palais la woon bañ koy jéem a neexal di ko jox ba mu accès ndeysaan. Sëñ Tuubaa bi muy dugg palais mu ngi ànd ak maam Cheikh Anta ak sëñ Modou Moustapha Aminata Lo ma ngi jàpp ci mbaggum kii bi muy yëg ci escalier yi ma ngi teg loxo ndeyjooram bi ci kii teg loxo ndey càmmoñ bi ci kii ñu soonu balay sa bi mu àggee interprète bi ne ko tubaab bi ne ko ñu ngi koy gërëm mu ne kon de loolu dina ma jaaxal koo xam ne nii lu ngeen ko mos a sant defu ko lu ngeen di tere mosu koo bàyyi bu ngeen ko gërëmee day loolu jaaxal na ko bala ay sa ak pànk li sëñ Musaa Ka naan Bamba dim pànk seet bala ay sa buri mu ne je vous prie de bien vouloir exercer une surveillance discrète gis nga ku daan gëstu ci mbirum Sëñ Tuubaa dañ lay surveiller lettre baa ngi nii numéro bi lettre numéro 1237 moo tax mu ne ko je vous prie maa ngi lay ñaan de bien vouloir exercer une surveillance discrète nga surveiller ko discrètement yëddu ko ci lu mu dul gis sur les faits et gestes ci ay yëngu-yëngoom ak ay lépp fu mu ay lu mu mën a def de cette indigène mooy Matabara Mbaye moom. S'il vient à circuler dans la colonie que vous administrez et me tenir informé de ses agissements bu ñëwee ci colonie yooyu nga xam ne yow yaa ko jëlif lépp lu mu fa def yëgal ma ko. Le dossier Matabara Mbaye contenant également la lettre suivante expédiée par le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française AEF numéro 1237 du 10 janvier 1932 déglu leen.
Il m'est revenu que le nommé Matabara Mbaye comme expéditionnaire du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, dégg en position wala lan la oui en position de disponibilité sans traitement jusqu'au 13 janvier 1932, entreprenait actuellement un voyage qui le conduisant au Cameroun, aux diverses colonies de l'Afrique équatoriale française, lui permettait de procéder à des enquêtes pour fins soi-disant religieuses. Yéen a ngi koy gis de mu ne maa ngi lay bàyyiloo xel que Matabara Mbaye mi nga xam ne commis expéditionnaire la nga xam ne instant bii moom maanaam il est disponible jusqu'au 13 décembre maanaam instant bi liggéeyam bëriwul daal dafa disponible ma ngi entreprendre ma ngi di yëngu ci ay voyages yoo xam ne ni yóbbu na ko ba Cameroun ngir ci ay colonies yu bëri yoo xam ne ni ci Afrique équatoriale française bi la moo ko yilif di def ay enquêtes yoo xam ne nii ci wàllu diine la koy def gis nga niñ koy tuddee de waaye dee la xool fii mu ne j'ai l'honneur de vous faire connaître à cette occasion que l'intéressé qui fit quelque temps au service à la direction de mon cabinet en qualité de téléphoniste a retenu tout particulièrement l'attention des autorités locales en raison des relations qu'il entretenait avec Cheikh Anta Mbacké dégg nga chef de fraction dissidente de la secte mouride ñoom tariix ay secte lañ leen doon wooye secte religieuse mouride même ci xaadir yi sax gis naa loolu lañ doon loolu waaye gis nga mise en résidence obligatoire à Ségou boobu maam Cheikh Anta moom it yóbbu nañ ko Ségou Soudan ca Mali moom it dañ ko exilé woon tubaab bi le 13 octobre 1930 en raison de ses agissements suspects dégg nga mu ne maa ngi lay bàyyiloo xel ne kii nii nga xam ne mooy Matabara Mbaye dafa am relation ak maam Cheikh Anta te maam Cheikh Anta xam ngeen borom xaalis la woon comme instant yi rek milliardaires yi te tubaab moom alal rek koy dundal. Au cas où l'information ainsi recueillie se vérifierait, je vous serai reconnaissant de donner les instructions nécessaires pour qu'une surveillance discrète soit exercée sur les faits et gestes de Matabara Mbaye bu dee loolu ñuy wax dëgg la ne moom xaritu sëñ maam Cheikh Anta la woon maa ngi lay wax nga topp ko di ko yëddu di ko xool ci loo xam ne ni moom di ko xam ci lu secret ci ay jëfam moom Matabara Mbaye mi sans doute les résultats de la recherche de Matabara Mbaye nous serons communiqués un jour par lui-même s'il est vivant entre parenthèses s'il est vivant mooy baa duñ ko fexeel ou par une voie autorisée maanaam aw ma sikki sàkka sans doute ne maanaam recherche yi muy def di gëstu yi muy gëstu ci wàllu diine loolu dinañ ko mas a xam dinañ ko xamal moom bu dee ma ngi dund wala keneen. Bien avant Matabara Mbaye, l'autorisation numéro 72 du gouvernement du Sénégal par l'intérim adressé au commissaire général du gouvernement du Congo français le 23 septembre 1899 portant l'autorisation de Balla Mbacké, Mame Balla Thioro, à se rendre au Congo montre qu'il a toujours existé une liaison entre le Sénégal et le Congo de 1895 à nos jours. Sëñ Tuubaa fu mu dem loolu waa ji naan fa ma là où je passe je laisse des traces maanaam Congo ak Gabon dañoo mujj nekk ay star maanaam ndax sëñ bi fa jaar ku ne di demander autorisation pour dem fa parce que di topp la fa sëñ bi wan tubaab yi dañoo nëbb yu bëri nag gis nga comme ma sëñ Balla Thioro noonu moom la ñu l'autorisation en question est publiée à la page 91 du livre de l'archiviste Omar Ba Ahmadou Bamba face aux autorités coloniales. Nous retiendrons le récit des deux Sénégalais qui ont trouvé le Cheikh au Gabon dans la période 1895-1902 mooy sëñ Mamadou Lo min xam nga sëñ Mamadou Lo Dagana moom dem na seeti sëñ bi Gabon sëñ Mamadou Lo Dagana la ilaha illallah mag mu ñee am Pastef kooku bi mu demee Gabon fu ne laajte na fa dugg na gaal dox na fanaan na ci fu ne sonn na xiif na mar na lu ne def na ko ndeysaan ngir gis mujj gi mu dajee ko soldaar ndeysaan bi mu agsee ci camp bi ne ko ku ñuy wax Ahmadou Bamba laay laajte dañ indi woon ko fi mu ne bu dee mu ngi dund de fee laa ko mujjee gis joxoñ ko ci biir àll bi te livre bi dina la àll bi xeeti tooke ya fa nekk mbott ya fa nekk dañoo am venin jaan ya fa nekk
buñ la maanaam wala gunóor ya fa nekk buñ la màttee da ngay crise ba faatu nee na ndeysaan bi muy gor di xaaj ji ba gis ab kabaan ndeysaan mooy am mbaar Sëñ Tuubaa amutoon ak kër de palay sa bëri nee na mu ñëw maanaam lu ne mu def ko sëñ bi yëngu déggu dara ba mu découragé sëñ Abdou Diouf mi daan jàng xasida Baay Abdou Diouf nee na dafa yëkkati lam yëbdu Moustapha mislul Moustapha ku mel ni Moustapha dañoo xamal ñoom fi ñuy jaar sëñ bi de Sëñ Tuubaa soo bëggee jaar ko ci yónnent bi rek maam Sëñ Tuubaa ci yónnent bi nga koy jaar gañe ko moo tax mu ne lam yëbdu Moustapha mislul Moustapha ku mel ni Moustapha Muhammadi sirran wa jëhran ci lu feeñ ak lu nëbb du ngeen gis ku mel ni yónnent bi fii baraayaa ci mbindeef yi samadi mbindeef yi yàlla mi kilifa gi maddalanaal islaama wal kufra maha moo ñu tàllal l'islam wal kufra maha wa maha mu fara al kufra wa bi nasihati li kullin sa maha mu laa biiri ñëpp moom sallallahu alayhi wa sallam yaquudu bi zahiri wal batini day wommat ci zahir ak batin dégg nga yaquudu bi zahiri wal batini man ataaxoo képp ku ko topp moom yonent bi dalay wommat ci zahir ak batin lillahi jëmale ci yàlla fii kulli zaman ci bépp jamono nag wala yaakaar na yonent bi jóge na fi de ku topp fam jaaroon ba tey da nga àgg ci yàlla xidmatuhoo liggéey bi ma koy liggéeyal anil xuyoo bi azhabat moo dàq ci man ani ci man el xuyoo ba bépp ayib wala istiqaamatan moo ma saxal ci ak njub man Sëñ Tuubaa wa safwan moo sellal sama xol moo ma sellal wa habat moo ma jox ay may lii baana leer na naññ ne kawnul Mustafa raisa li kulli man qad fudilu ruusa yonent bi muy kilifa képp koo xam ne nii kilifa nga yonent bi la teg tànk xul waxal sax ne xaddamaaw ñaari tànk yonent bi fawqa kulli raqaba teg na ko ci doq képp kuy góor yàlla li kulli man qad dégg nga xul xaddamaaw fawqa kulli raqaba minu stahaaraloo wurru kulla man qaba képp koo xam ne nii ab sang nga maanaam yonent bi féet na la kaw muhammadun daal misaalam kemam lam yaati du ñëw mukk fii maa madaa lam yaati musta ñëw fii maa madaa ca la woy wa abadan ba àdduna tukki laa yaati ku mel ni yonent bi dootoo leen ko gis wala sabata leer na nañ ne ana rabbana yàlla suñ borom lam yuridi buggut namut mislan la ko ku mel ni yonent bi yàlla buggut ñaar yonent bi am moroom fa misluhoo kon ku mel ni moom laa yuridi du ngeen ko gis du ngeen ko am loxo siyaadatu ñeel na ko càng ga mooy sangum ñëpp la wal baraaxa moo raw ñëpp kañ yow ma alastu ba yàlla waxee alastu bi rabbikum gaa yi naan balaa fa la leen yonente bi rawee moo njëkk wax bala ak ba kañaat wala daa safaxaati ak ba addunay tukki ñuy ramm gaa yi diggante bi donc moo fi am di ba yàlla waxee alastu bi rabbikum ba baa ñi dem ñuy ramm nee na diggante boobu yëpp yonente bee fi jël pee xoola daan ne nag huwa nabiyu sëñ man la mu jóob daga na de mooy jàng xasida gi di ko yëkkati war rasulu wal xalil wal xabib wal imaamu Sëñ Tuubaa ne wa dalil nee na bi mu waxee loolu dafa ne dal daanu moom sëñ moom la ñu jóg dagana parce que Cheikh Ahmadou Bamba ne ndax riir mi nga xam ne Sëñ Tuubaa dafa ne huwa dalil mooy tegtal baa ngi noonu moom sallallahu alayhi wa sallam daan ne ko moom la min sëñ Modou Lo dagana ana Cheikh Anta Sëñ Tuubaa daa bëggoon maam Cheikh Anta nag nee na moom la ko njëkk a laaj moo tax bi mu demee si maam Cheikh Anta ñëw ndeysaan dégg nga moom sëñ Modou Lo Dagana et Serigne Modou Ndiaye Diop ce dernier est le premier civil qui a dressé le plan du camp où était interné le Cheikh à Lambaréné gis nga mag ñi sëñ bi da leen a tàggatoon kii nii sëñ Modou Ndiaye Diop plan bi nga xam ne fi la sëñ bi nekk moom moo ko bind dégg nga des exemplaires du plan sont dans la bibliothèque du khalife général des Mourides sëñ Abdou Lahad la woon jamono yooyu pourquoi la période 1895-1902 lan moo tax jamono maanaam période bii tubaab bi dañoo nëbbu li ci xew xam nga sëñ bi nag da leen a duma moo tax mu bind ne kataballahu tabaraka wa taala anna katiba hazil hurufi xala faraga minan nasara wa anna nasara yafiruna min katibi hazil hurufi dañ koy daw moom la wahabis yi doon weddi naan ñi ko jàpp dañ koy daw yéen da ngeen a comprendre daw du caagéen nga gis nit ki di daw ragal daa bëri ay façon te bu ngeen xoolee doxi leen fii rek ngeen xam ne kenn du Sëñ Tuubaa léegi xaaral ma def ñaari passe daal di yéegal gars yi ñu kii mu ne durant toute l'époque coloniale la France n'a jamais eu en face d'elle
un résistant de la dimension de Cheikh Ahmadou Bamba. nee na xoola di maanaam tubaab yi biñ tàmbalee di noot réewi Afrique di leen coloniser ba suñ jonn yàlla tey jii mosuñoo daje ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba. n'ayant utilisé que les armes de la non violence moom ngànnaay yi mu utilisé mooy non violence du rey moos du rey yoo du rey weñ du rey melentaan. il a mis en déroute toute la puissance coloniale moom dafa nasaxal dooley colonialiste yi sans conduire son peuple vers la guerre ta musta wax kenn jugal xeex xam nga tubaab yi loolu lañ ko doon sosal noonu bi ñuy gis ngeen léegi fils individuel Samba Lawbe bi. Balla Aïssa daa masa toog ne waaye yéen moom mbaa am na ko ma bañ ñu ne ko am na ñu lay bañ de ñoom Omar Sall defee yii maam seen maam dañ laa bañ mu ne man ku ma bañ loo may bañee man musuma woote ab xeex kenn dee ca moom moo engagé woon dem bi mu dikkee njariñ li mu bokk ak ñëpp ijaxal defal yow yàlla rujoon yi sama dellu gii may dellu Sénégal ilaa xaw mi ca sama nit ña waxut sama murid sax saxaa data naa muy suñu taxe ñun ñëpp wala tak fi naa nga fegal ñoo ma jam xel xalx bis ba ngay dajale mindeef yëpp niiraa naa safara ne xanaa xanil yow ma hubbul ëhli wal watani barke Sëñ Tuuba Mbàkke Sénégal moo bëri ay def xanaa xanil yow ma am naa ay gàllankoor de Sëñ Tuuba dañ naa ay coono de man Sëñ Tuuba lu ko waral hubbul ëhli bëgg sama waa réew wal watani ak bëgg sama réew bëgg Sénégal moo ma ko teg de landar ki maali zawil anwaari wal fitani amu leen lenn lu ngeen koy fayee lu dul di ko fontoo ak fayda dégg nga mu ne il a mis en déroute toute la puissance coloniale sans conduire son peuple vers la guerre loin de mobiliser les musulmans sur le champ de bataille. Khadim le fit par le retour sincère vers Dieu mu ne maanaam du caagee ne dafa jël nit ñi dajale leen di leen yóbbu ci xeexukaay yi di leen xareloo déedéet daf leen yóbbu ñu ragal yàlla ini ujaahidu bil hulumi bi tuxaa gis nga vers Dieu. La grande guerre mooy jihaadul akbar gis nga celle des âmes mooy xeex ak sa roo sa xeex ak sa bakkan ou jihaadul akbar noonu bind na ko sax. ayant d'une façon définitive posé kii bi day kii waaw ayant d'une façon définitive posé les arcanes de la résistance par la science et la foi nee na dafa teg cislaayu xeex opposé wu résistance teg ko ci pas-pas bu wér ak xam-xam gis nga moo tax wallahi Sëñ Tuubaa mënuñ koo fay ñun ñii ñëpp dañoo naroon a nekk ay complexe ay défaillant man original défaillant laa naroon a nekk parce que maanaam li ma xam ci caay-caay ak li ma xam ci ndëngte ak li ma xam ci may yàlla ak li ma xam ci jàdd ak bànneex bi ci nekk nga mën koo jaay nekk ab taalibe boo xam ne nii boo demoon fekk ñu gën a mën a sol ay costume di xoju di siire seeni dàll yow mën ngaa sol caay ju rëy teg ci sa maxtuum nekk à l'aise ñoom bu amee kenn kuy nekk mal à l'aise ñoom lay doon lu tax sëñ bi moo ko def ci yow gëmloo sa bopp gëmloo leen la sa mbub mi sa caay ji moo gën fuuf ay kos ay 3 pièces ak ay je ne sais quoi mbub la muy mbub rek te man sama mbub mi je suis fier dama kaa doon ne ci saay maam lu tax may sol ay bon yooyu bonu de ñu koy sol waxuma leen dara man mii dama koy sol yenn saa yi doonte jàpp ma mu gëmloo la ne naan café Touba moo gën ngay naan whisky fii mën nañ la organiser ak fête naa fu ñuy liggéeyee fi mu ne nii am na fête bu ñuy def fête Noël buñ la invité dañuy teg champagne teg yooyu bu naanu yi mooy ñoll mi yow mi nga xam ne da ngaa complexé benn tubaab ñëw yàlla bu mu nekk tubaab bu jigéen nag rafet bay bëgg a dee karaw ga daanu ca gannaaw mu ne la bonjour tu veux boire un verre avec moi nga ne way bien volontiers ñàkk fu la ñàkk fayda ñàkk bopp mu tàllal kaasu ñoll jox la ko ngir rusoo yàlla rusoo yónnent bi rusoo sa diine rusoo sa dignité rusoo say maam nga rus tubaab bi complexé tax nga bàyyi sa diine fa leen naan ko loolu Sëñ Tuubaa moo ñu ci dindi moo tax mu ne gis nga ayant d'une façon définitive poser les arcanes de la résistance par la science da ngay xam dégg nga laa tafal nu dutati yaa maxsaru subaan in xaftum xajal faqat di mu taxalu man ala amal bu ngeen ragalee gàcce jiital leen xam-xam ci li ngeen di def et la foi parce que bu dëgër xam nga lii ma wax fii benn wahabi yi mënu ko wahabi si ay naafeq lañ buñ gisoon am naar fii léegi dañ koy jaamu wahabi si gëmuñ yàlla de naar lañ gëm jàpp nañ ne lu am naar wax mooy dëgg lu seen maam wax Sénégal du dëgg wahabi si gëmuñ tus
jàpp nañu lu Albani wax ci hadis moo wér te Albani nga xam ne sim bëgguma tudd Albani sax mu ne demeure le seul gagnant à côté de nombreux résistants wax dëgg yàlla ñi gis ngeen fii si ma leen wan ñi dem bëri na lool am na ay jàmbaar waaye Sëñ Tuubaa daal moo jël ndam li qui ont non seulement perdu leur propre vie ñu ci bëri dañoo dee faatu mais aussi celle des forces vives de leur communauté am na ñoo xam ne nii deewuñu yem ci waaye dañoo sababu ñeneen dee parce que dañoo jël ay ngànnaay ñeneen topp leen te tubaab bi ray leen rayaale ñooña Sëñ Tuubaa nag kenn topp ko dee moom moo dem ñëw indi ndam li indi barke bi jumaa yi jolli université yi jolli daayira yi jolli zikar si jolli kaamil yi jolli daayira yi kaamil yi barke Sëñ Tuubaa moo ñu libéré. Interrogé par le gouverneur du Sénégal sur les agissements de Cheikh Ahmadou Bamba, l'honorable Ndiaye Sarr, un des grands maîtres des musulmans saint-louisiens, laissant entendre que l'Afrique déglu leen gouverneur bu Sénégal moo laaj ki ñuy wax Ndiaye Sarr ne ko Sëñ Tuubaa yëngoom yii ah sa njaar yéem man damay làkk de xam nga boo nekkee murit yu bëri gars yi dañ ko xam ci yow murit dañoo war a sant Sëñ Tuubaa fi mu ne da ngay gis mu xam ne ni wahabis bu mënee karaté da nga koy gis mu def photo profil karaté def ko di wane ne moom daa jàng karaté su jàngee da ngay gis mu def ab bibliothèque ci ginnaawam fi mu ne nii buy live teg ab bibliothèque téere yu bëri nekk te xamul dara day sóob rek gis ngeen ab yi voilà bu daan def live ay téere yu bëri nekk ci wet gi ñun nag dañuy def ab live ay kaasu café ay café Touba ay mayonnaise ay gerte ak ay kay sëñ bi barki Sëñ Tuubaa lii sëñ bi moo ñu ko defal te dañ ciy fier Sëñ Tuubaa sellal la woote sellal alhamdulillahi lazi min naa talab ixlaasa sax yéen wa muraahatal adab ca Masaalikul Jinaan ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne lim sàkku ci ñun mooy ixlaasa sax yéen ñu sellal suñuy jëf wa muraahatal adab sàmmoon tekki teggin ñu ne ko kan mooy yàlla mu ne man yàlla mi nga xam ne yan zuru day xool alxulóoba biir xol ya wa saraira ak secret yi ca biir doona lësi mi naa yëkkoon zahira yàlla xoolul zahir bi ay ahlu sunna ay sikkini yi ay kii chim bayee leen ko ëpp te duñ dara bëy sax dara la ndax mën nañ koo dibi waaye wahabis du dara laa bëgg a wax mu ne interrogé par le gouverneur du Sénégal sur les agissements de Cheikh Ahmadou Bamba l'honorable Ndiaye Sarr un des grands maîtres des musulmans Ndiaye Sarr dafa bokkoon ci communauté boobu dina gis nga un des grands maîtres des musulmans saint-louisiens laissant entendre que l'Afrique Ndiaye Sarr nee na Afrique ba Afrique daj n'a jamais vu musta gis naître ku juddoo fii un saint di rang de Cheikh Ahmadou Bamba nit ku teddee nii nit ku màggee nii ku mel ni Sëñ Tuubaa Afrique mosu koo am Ndiaye Sarr ko wax Ndiaye Sarr loo bëgg yàlla loo foo jublu yàlla na fi yow yàlla jublu dégg nga mu ne mais le témoignage historique de cet érudit borom xam-xam la nag moo tax ñoo yëg pourtant membre du conseil consultatif des affaires islamiques ci la bokkoon en Afrique occidentale n'eut aucun effet devant la justice anti-islamique et arbitraire des infidèles donte Ndiaye Sarr wax na ne nit musta gis ku teddee ni Sëñ Tuubaa Afrique musu koo am loolu teewut tubaab yi sosal Sëñ Tuubaa jàpp ko yóbbu ko ci géej gi waaye loolu nag dafa am sababu zahir am sababu baatin xam ngeen li ma leen wax ndax Sëñ Tuubaa moo jàppoon tubaab yi ndax tubaab yi dem nañ ba nga xam ne bëggatuñoo dégg kenn bëggatu parce que da leen a traumatisé woon koo xam ne nii kenn mënu koo rey mënee fa laa rey mënee fa laa roy te nga rey ak roy kenn nga Bàmba Sëñ Bay Jaxate ko wax mënee fa laa rey mënee fa laa roy te nga rey ak roy kenn nga Bàmba déglu leen un jour je demandé au conservateur des archives d'outre-mer déglu leen fii ci ngeen xamee ne tubaab saay-saay la fenkat la moom Sëñ Abibulaay Jéy nee na moom moo laaj un jour benn bis je demandé au conservateur des archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence man maa dem ci ki nga xam ne mooy saytu archives yi nekk Aix-en-Provence ca Marseille dégg nga nu mu tuddati waa Aix-en-Provence le journal officiel de l'Afrique du mois de novembre 1902 dans le but de voir si le nom du cheikh figurait parmi ceux des personnalités passagers à bord du bateau ville de Maceo nee na man maa dem ba ci ki nga xam ne mooy saytu archives yi ca Aix-en-Provence ca Marseille France
laaj ko journal officiel bi nga xam ne moo génn novembre 1902 bi Sëñ Tuubaa di ñëw ci bato boobu ñuy wax kii ville de Maceo ndax Sëñ Tuubaa bokk na ci ñiñ bindoon seeni tur ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci passager yi ñi waroon xoola souriant muy reetaan di siiñ moom tubaab bu ñàkk fayda boobu le conservateur me répondit moom de daf maa tontu ne que le cheikh n'était pas aussi important à l'époque pour être nommé nee na sëñ bi boobu amutoon importance xam nga ne day fen moom tubaab bi ci boppam xam na ne day fen ndax dee leen xool boobu moo tax kenn bindu ko woon ci passager yi ci liste bi nga xam ne ñoo waroon a jaar ci bato bi déglu leen fii ne voulant pas ma décourager il me remet le journal nee na nag man ma taxaw rek comme que bëgguma décourager nag mu jox ma journal bi contrairement à ce qu'il pensait moom contrairement ak li mu doon xalaat le cheikh était l'une des 5 personnalités mentionnées avant l'étiquette indigène maanaam avant sax ñuy bind ñeneen ñi indigènes yi Sëñ Tuubaa juróom ñi gën a am importance ci ñu bind ca liste ba ca la bokkoon te tubaab bi conservé affaire yi dana ko woon waaye sëñ bi amutoon importance boobu waaye léegi lii nu ngeen koy jàngate te am na ñoo xam ne nii lu tubaab wax dëgg lañ koy jàppee moo tax gis nga am murit dafa am fayda ci boppam si Abibou Laye Dieye bu fa nekkoon naan ah bon tubaab boo ko wax kon dëgg la tubaab yi dañuy fen ngir tubaab ab wahabis la ndax wahabis intérêt da koy jaral fen défendre boppam da koy jaral wax lu du dëgg xoolal lii li ko tubaab bi wax ni ko sëñ bi amutoon importance moo tax kenn defu ko ci te bi mu ko joxee journal bi sëñ bi ci juróom ñi gën a am importance la bokk xoola contrairement à ce qu'il pensait le cheikh était l'une des 5 personnalités la wax de waxut indigènes yi comme ñi mentionné avant l'étiquette indigène avant indigènes yi ñëw 5 yi gën a am importance ci la sëñ bi bokk colonial aux passagers originaires de l'Afrique ñi nga xam ne dañoo jëm Afrique léegi mu ne avant 1895 tous les documents sont sérieusement conservés déglu leen fii avant 1895 ñuy ablanteeg Sëñ Tuubaa seen documents yi boo demee archive nationale da ngay fekk documents yi ñu conservé ko normalement mais du 20 septembre 1895 bi ñu yóbboo sëñ bi 20 septembre la départ ndax le 5 lañ ko accusé yóbbu ko conseil privé mu def 15 jours ñu yéegal ko ci bato bi yóbbu ko nee na depuis boobu ba le novembre 1902 bi sëñ bi ñibbisi aucun document sérieux ne peut s'obtenir aux archives d'outre-mer mënoo dem archive France bañ jox la document bu sérieux xam ngeen lu tax sëñ bi daf leen a duma seeni mbokk xoola billahi faaraxtu nasaara jeewal yi sëñ bi loolu kenn mësu koo gis ñu lay yóbbu ngay tukki àggagoo nga ne tàqalikoo naa nasaraan yi billahi maa ngi wat ci yàlla ne faaraxtu man tàqalikoo naa mun Sëñ Tuubaa nasaraan yi jeewali ca jeewal fa la leen defee lam leen di def aya sa min ni law inda jeewali iblisa isnaditu bi yaa wali nafaali xëyri law xablu fi ndari bi ëhli badrinil usoodi katari nafaali xëyri law fi ndakaaru siet kulla azan li jërëwal makaaru alla ma ne rahmaanu fi safina bi and na nii xadimu sil madina sëñ bi lu neexee nii kenn mënu koo bind te àndoog sa sago man ku ma doon yóbbu jooy laay def wuyaay yooyu ngeen di dégg du ngeen dégg nafaali xëyri laawu fi ndakaaru kulla azan li jërëwal makaaru wuy sama ndey ku may dimbale laay wax bara anillahu yàlla setal na ma la daa konaakir min kulli jaalibin ilal manaakiri azaba hanillahu fi karambasa xablu mu baari si waxan ni xalbasa taxaa ne raximu hinda daawumi doxoo bi maa ax naa xane tasawumi bala ay sa bëri moom fi mu jaar da koy tudd di fa wax moom lam fa am ban tubaab moo fa gars yi nee nañ 1895 ba 1902 fi ñu jàppee sëñ bi munoo dem France ba am fa document bu sérieux mais avant loolu xoola te après dem gis nga cette période entière mise sous silence période boobu noonu ñu jàpp sëñ bi 1895 ba 1902 dañ na ko tegg la ñuy wax dëgg ci tànk loolu Macky Sall da wax dossier yi dama ko dugal ci sama suufu tori waal xaw ma dama cee teg sama conc tubaab yee dax teg conc ñaareel siyaar naa la yaa ngi dégg sous silence mu ne dégg nga cette période entièrement mise sous silence couvre les moments forts de la vie du cheikh foofu xoola déglu leen c'est dans cette période que Serigne Moussa Ka révèle que le cheikh a subi 285 épreuves sëñ Moussa Ka nee na sëñ Tuubaa teg nañ ko ñatt téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróomi natt que le nombre de versets de la sourate la vache mu tolloog aayay suratul baqara mooy suratul laxwaani ci olof moom la wax naan
gumba yi njàccaar laa ngi téye ngeen a wedam man ko xamul laajul ko xam xawma layam ku toppatul yàlla na toppi waaye mbaalu ko dal bu mu ko xul falaa yam nañ jéem a topp yàlla toppi ndigalam te jéem a daw seytaane xàmmee ndugalam seytaane day dugalaate te jéem a roy lu rijaalu lay te jéem a reylu kulli jaanin lay alxayru fii maxtirahul muxtaaru suñu saaga dégg alxayru yiw ba yiw jeex fii maxtirahul muxtaaru mooy ca la muxtaar tànnal mooy yonente bi laa fii lazi nufusukum taxtaaru li nga tànnal sa bopp baaxut bàyyi ko nga topp li la yonente bi tànnal xat jaakum minallahi nuuru bamba jagoo croix légion de nuuru bamba jihaar ak noonu yàlla jëhëran fil bari wal bahri wa naa la dëhra saytaane bànneex ak bakkan ak dunya ku leen fetal daaneel nga noonu yu bane bala yi sa buri bamba jihaar ak ñoom jihaadu nafsi boobee sëriñ saan ko naan fi xabsi xaataltu fil bahri la wax seytaana kab-kabahu xayrul waral awtaana xam nga loolu xaataltu fil bahri seytaanan wa kab-kabahu xayrul waral muntaxa fii waa fàtte xasida ga waay loolu moo ko wax xasida ga mooy xasida googu muy wax ne ilaa nasrina xat saarahu ma xuyoolihim wa xaafal ida minhum wa maalu ila salam salaahi bi fadlillahi zillawhi wal xalam mooy xasida ga xasida gu am solo gi noonu si salaahi bi fadlillahi mu ne déglu leen moo tax mu ne sóoratul laxwaani la am ci laaya dégg nga yéen ba ñu yoroon xutba ya ak lab daal ya te att nuñ ko moo ko fab raw gaay dëngañ di wéy te tawatul balaaya mooy nattu ya sóoratul laxwaani mooy sóoratul baqara la am ci laay 285 nattu yoo xam ne nii bu ne yóbbu na bakkan ñu teg ko Sëriñ Tuubaa mu ànd ak jomam ànd ak ngorom kooku lu ko yàlla defal xam nga kenn du wax mérito na ko waaye lu ko yàlla defal maanaam gisagu leen ci dara lii ngeen di gis gaay yi di ko weddi wallahi Sëriñ Tuubaa ay mayam gisagu leen ci dara mayam yi du pour fii àdduna bala ay sa buri mu ne rien que par la prise en compte des épreuves mentionnées dans le récit de Serigne Moussa Ka nous retenons xoola nee na bokk na ci nattu yi la cachot étroite à Ndakaaru ñaari guddi Ndakaaru ya la daloon gaa yi ànd ak yonent ba misaal ma war naa am ci gaa yi Bamba waaye Farañse not na góori Sénégal ñii ñu fetal ñii ñu dugal ci seesi gaal ñi génn gàddaay far di daw ba faatu ñuy joxe seeni ngànnaay ni ndax nu yaatu fam nañu sàmmoori ca réewi soose yóbbu Gabon boo léeg Birama Cissé taalal ko pour buñu daan lakkee mbolaañ sa def ko ci biir laa xawla bi Farañse Sëñ Musaa Ka sax dafa joomi ci tubaab bi léegi nag mu ne nee nga noonu yaa ko génne néegi Mbàkke Baari moom lay wax ni kaso ba sàndarma sànko naan ndar ngay jaari mu jaari ndar muy bëgg a mel ni daaru ñu daal di koy jëlax mu woy Ndakaaru soo xalamee ñaari guddi Ndakaaru la cachot étroit de Dakar ba dégg la mbër ma wax nga waaru isa zakartu zalikal ma bida Sëñ Tuubaa nee na su ma fàttaliko guddi yooyu wa zalikal amira wa sabot fàttaliku buur baak yu metti yooyu ñu ma doon teg taarat ilal jihaadi bi larmaay damay bëgg fop ngànnaay songu leen walakin zabba anil maahi waaye almaahi moo ma ko tere muy yonent bi far kéefar la tóoroo firiye nag wa nga xam ne moom lañ ko booleeloon nag wa taañaañal wuti sëñ bi bëgg koo dañ waaye nag wa daa nangi faaw di naaw rek te wàcc moom la wahabis yi di weddi xam nga wahabis ay mbaam lañ parce que ku yàlla aar nan nga mën a gëmee gis nga man ni ma gëmee alxuraan laa gëmee Sëñ Tuubaa damaa ñëw ñu nettal ni ma ne dañoo taal aw sawara woo xam ne nii picc bu ko tiimoon day daanu ci biir ndax tàngoro ñu dugal te benn doomu aadama ba ñu wax maam Ibrahima ñu ne xul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima lakk ko ma gëm ko te sawara ku ci dugg dañ lay buleet ma gëm ne daa am benn waay bu ñëw ci océan bii dóor ci aw yet océan bi ñaari xaaj mu jàll océan bi tëjaat moo xam ne loolu yàllaa ko man di ko def yàlla moomu moo fi nekkaat waaye wahabis gëmu dogal yàlla la case au lion du jardin d'essai sëñ bi boole gañ ko boole gaynde yi la prière sur l'océan julli gi mu julli ci géej gi mbaam xoox yi di ko weddi jàpp nañ ne yàlla mënut loolu mënu koo defal ab jaamam isolement parmi les fauves boole giñ ko booleeg ndegment yi ca àllub Gabon ba ndeysaan fermeture 2 ans dans un cachot abandonné à Mayomba est-ce que xam ne sëñ bi tëj nañ ko 1 an ci kaso boo xam ne nii moom dong nga fa ne kaso buñ abandonné la biir Mayomba fusillade sur la place de Mayomba fukki nit ak ñett jox nañ leen ay fetal ne leen tiire leen Sëñ Tuubaa wahabalil wahaabu fi salaasa maa yox jëlool asrata wa salaasa nee na bis booba ca talaata ja yàlla jox na ma fa loo xam ne nii gàcceel na 13 personnes yooyu doon ma jéem a fetal ndax ku fetal gi day tourné waat rey la loolu zalika fadlullahi yu'tihi man yashaa l'isolement dans les lieux infestés de mouches zigzag mouches yi buñ la màttee da ngay nelaw ba faatu yàllaahu pourtant foofu lañ ko dugal Sëñ Tuubaa yàlla aar ko
kenn mënu laa rey kenn mënu laa roy te nga roy kenn nga Bamba sëñ Bay Jaxate ko wax mënee fu laa rey mënee fu laa roy te nga roy kenn nga Bamba et maladie endémique ay feebar yu bon moo tax gis nga ñi dem gamoo faatu ñibbisi waatuñ man kii wu ma leen de wallaay Sëñ Tuubaa mooy lu kenn xamul rek mooy lu kenn xamul léegi dama koy daaneel fii bu ko defee livre bii maa ngi wax jàngkat yi da ngeen commencé gëstu parce que man instant bii damaa commencé dugg ci yeneen mbir wahabis yi taxatuñ maa jug Sëñ Tuubaa ndaxañteef lii mu denc kenn xamugu ci dara maanaam bu ngeen jàppee ne histoire Sëñ Tuubaa 1% yi génnagul 1% li génnagum as toq la sëñ bi daa jommal waa adduna ci mbind ci jaamu yàlla ci yar ay nit ci teg ay projet de société ci orienté ay doomu aadama ci maanaam nekk leader ci histoire bu riche ci jëflante bu mu jëflanteeg ay noon ànd ak sagoom sëñ bi loolu mooy li nit musta gis ci àdduna sëñ bi ku nekk toll na foo xam ne nii alxuraan sax da nga fay gis mata nasrullahi ay waay kañ la yàlla indi ndimbal sëñ Tuubaa musta wax loolu ala inna nasrallahi xaribun ñooñu liñ def du problème dañoo sonnoon sëñ Tuubaa nag yaa rabbi in axtaytani fa shukru la wax yàlla boo ma joxee damay sant wa in manaxta soo ma xañee fa redan damay gërëm wa sabru daal di muñ na laa ma saabirina balla ay sax moo tax ñun ki ñu àndal nañ sant yàlla ay waji moo tax sëñ Bay Jaxate ne ko tawat naa sama mbon ci yow mi fajal nitug bon jugal faj ma yaa faj ko ne fajal dëgg mbooleem samay ràgg tey ba mbooleem samay ràgg wér-wér ko ne ndegam man damay bon ba gën fee bone du tee Mbàkke may seeru ngir yow lu ne lu dee faa mi ben maa ngi koy seeru ngir dangaa def ko am ngor Sëñ Tuubaa yaa bëri ngor te gën waaju ne bala isa yàlla ñu la yàlla fayal wahabi allahu alkiramal xurra wa bi baqa iya nabi sarra yàlla da koy pukkure woo Sëñ Tuubaa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ay waay maa ngi sant yàlla bi ma dimbalee ma bokk ci jamono joo xam ne nii ku ñuy wax Sëñ Tuubaa mang ca ndax neew na woon ëpp leen yéesu leen ca topp leen ndax bu ngeen ëppoon da ngeen di ñëw fekk dem naa ngeen ñëw sama ginnaaw du ngeen ma xam bu ngeen yéesoon da ngeen di ñëw fekk ñëwaguma ngeen jiitu ma fi bu leen ca toppoon nag da ngeen di ñëw fekk ma fi ba pare weddi ma loolu lépp daluñu ñun nañ sant yàlla jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf yàlla mi ñu tawfeexalee Sëriñ Tuubaa ñu fekke ko nangul ko lii ko yàlla defal nangu dogal bi al imaanu bil qadri ci moom alhamdulillahi rabbil alamin kon gars yi mën ngeen a yéegal gars yi en attendant waaye téere bii na ko gars yi jàng booy commencé leen a gëstu li ngeen ne am nit da ngay xam li ngeen ne moo tax defeñaa yi ñëw di leen fontoo ñàkk xam li ngeen nekk rek gis nga murit boo xamee yow yaay kan nga xam li nga nekk wallahi ku ñëw naan la Sëñ Tuubaa nee na lii yow ñun dañoo sadik ci Sëñ Tuubaa gis nga li ngeen yëpp mu ne su ko wax sax parce que ay ngëm yàlla kenn mënu koo expliquer